ñu yóbbee woon ñu nattoon ay borom xam-xam gëstu leen ñu comp ci seen jot wuy si ñu pour gindi jaami yàlla yi ki jiitu ci ñooñu mooy docteur Saliou Guindé moom ngeen jàkkaarloo ni muy docteur boo xam ne xam nañ ko bu baax mu yàgg ci métier mi nekkoon fële ci Pikine yàlla dogal na tey mi ngi fii ci plateau bi yegg si na ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coonoy déplacement bi di ci toftalit ku ñuy tuddee Mame Makhtar Gueye Mame Makhtar Gueye ONG Jamra li ñuy tuddee avortement médicalisé ñoom it ñu am ci combat boo xam ne histoire mënu ko fàtte ba pencam yàlla di taxaw ndax bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom it fu gaa yi teg seen tànk campagne ñu teg seen tànk suul ko ndax gis nañ ne am loolu mooy seen mission dañ ko war a def gisuñ lu tax ñu war ko légaliser gisuñ ko Mame Makhtar yëg nañ jotaay bi ñu ngi koy massawu ci coono déplacé di ci toftalit gëstukat bu mag di jàngkat imam Ahmed Arouna Ly moom ngeen jàkkaarloo ni imam Ahmed Arouna Ly moom it di gëstukat di jàngalekat yegsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi waxtaan wi nag ñu ngi ko tënk ci basa leeral lan mooy avortement médicalisé ndax jigéen am na ci àq def ko wala crime la jigéen def ko ndax jigéen am na droit xëy rek na dootuma am doom saa yu ëmbee def avortement ak luy indi avortement médicalisé ak ñiy campagne na dañ ko war a def lan lañ ci jublu lan mooy motivation bi ci des mooy jigéen ci boppam gannaaw boo xamee ne def na avortement médicalisé ndax en tant que ci wàllu médecine kooku am doom dana ko yombati wala déet wala du nekk gàllankoor ci am doomam yu demee nii moom lañ bëgg a waxtaanee ak leneen lu ci waxtaan te ko docteur Saliou Guindé gannaaw bu ñu la nuyoo balu laaq baal laaq di la masawu ci coono déplacement bi di ñaan yàlla leeral sa làmmiñ ba nga bëgg a jotal mu mën a jot yow en tant que médecin di sunu ko di liggéey ci lu ñu mel bëggoon nañ nga leeral ni lan mooy avortement médicalisé ak ndax jigéen am na sañ-sañ pour def ko wala def gi crime la docteur. jërëjëf maa ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu ñu ñuy déglu ak ñu ñuy seetaan te am yitte ci waxtaan bi ñu fas yéene def soo waxee ne avortement médicalisé man en tant que médecin dina jafe sax ma wax lan moo ne ci biir loolu lan dañ ci war a dëxëñ xam nañu avortement mais suñ doon wax ne avortement médicalisé dafa mel ni rek ñu wax ambulance médicalisée mooy loo xam ne ku koy def mooy ko am xarañ ci métier bi am sañ-sañ def ko kon nag du mënul weesu médecin boo xam ne spécialiste la ci affaire u jigéen ak xëy na suñ ci mënee tofal kenn sax muy sage-femme mais suñu waxee médicalisé médical médecin lay gën a niro loolu nag suñ ko waxee ñi ko wax sax tey jii soo la noonu laaj lan lañ ci namm duñ la ko mën ci wax parce que am na xëy na luñ ci namm loo xam ne waxuñu ko mais yaakaar naa ne doomu aadama bu mun ci ma nekk muy góor ak muy jigéen lu yenn yi di xëccoo kenn amul sañ-sañ def sa bopp lu la neex da ngay seet yow mii sa doom bi nga xam ne yàlla moo la ko dénk amoo sañ-sañ dóor ko yenn dóor yi soo ko defee yoon woon la kon nag lépp lu ñuy def rek na leer tegu ci loo xam ne maanaam nit mun na ko déglu ñu jàng mun nañ ko déglu ñoo xam ne par exemple seen xam-xam dafa màcc ci diine bi mun na am ni ci wax ñi nga xam ne kuréel yoo xam ne dañuy xeex pour sàmm yelleef ak kii nit doomu aadama yi am nañ ci ñoo xam ne noonu lañ koy gisee kon nag xëy na ci waxtaan bi dinañ mën a fexe wax ne lii ñi nga xam ne ñooy wax affaire avortement médicalisé lii lañ ci namm mais mu ñu tëb rek ne lii lañ ci namm parce que bindaguñu loo xam ne ñoom wone nañu ne lii la ñu bëgg ñu def ko ci biir waxtaan nag dinañ mën a gën a law wax loo xam ne xëy na moom suñ ko wax sax ñu mën nañu xalaat ne xëy na loolu lañ ci dëxëñ te yooyu su amee day nekk loo xam ne day doy waar ci réew mi mus naa déglu benn waxtaan boo xam ne ñoom Mame Makhtar ñoo ko doon def di wax ci affaire maanaam borom ñaari tur yi ba ñuy wut ay këyit lu ñu joxe ak lu ñu mujjee def du benn nit mën na tëral këyit ne lii daa bëgg ñu def ko fekk ci biir lu mu bëgg ñu def ko
waxu ko kon nag loolu yëpp ay gëstu la laaj ay waxtaan la laaj seet lan lañ ci xam ne mun nañ ko nangu ñun ñi nga xam ne yàlla def na suñu xam-xam màcc na ci mbirum faj jigéen ak loo xam ne par exemple léegi mënuñu nangu def ko parce que yaakaar nañ ne suñu métier may ñu war ko def. tey docteur Saliou Guindé docteur bu ma la déggee fa mel ni baat bi niñ ko tuddee rek moom nga yem mooy avortement médicalisé ma ne na bu fekkee li ñu wax noonu rek la métier mi amul lu mu ci war a mën a wax ndax avortement la boo xam ne kon ci affaire médicalisé lay nekk mais baat bi lañ bëgg ñu leeral ko mooy imam Ali radiallahu anhu moo doon 5e xalifa ci xulafaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 4e xalifa afwan ba muy jàmmaarloo ak xawaarij yi ak waa Shaam yi nga xam ne ci la xawaarij yi xottee ko mujj gi dañoo yëkkati woon ay xeej jam ko ci ay kaamil na ko na akum bi kitaabillahi mu waxoon leen kalimatu aqin yuraadu bihil baatil wax ji baat bi ngeen wax dañoo bëgg àtteewu ci téere yàlla bi dëgg la mais caaxaan ko lal bon baatu avortement médicalisé kon man ci li ma ci jublu ba tax ma di ko laaj dafa mel ni baat bi dañ ko tudd bu ñu la déggee mais caaxaan ko lal caaxaan gi mooy lan dañuy campagne ne jigéen ju ëmb boobu dañoo bëgg ñu légaliser ko saa yu ko bëggee wàcce mu wàcce ko loolu laay laaj ndax loolu métier mi war na ko may. su ma dégloo sa kàddu bi suñu jëlee par exemple suñu métier bi ñun lu ñu mun a wax avortement médicalisé mooy su waree am ñu koy nas ay fajkat nañu nekk. ay fajkat day nekk kuréelu fajkat comme mun naa joxe benn misaal benn jigéen joo xam ne dafa ëmb. ñu xam ne kii ëmb bi maanaam mun na ko lor war woon ëmb mais mbir am na ba mu ëmb. mun na ko lor te su continuer ëmb bi mun na maanaam faatu. ay kuréel toog waxtaan ci seet ci cas boobu lan lañ ci mën a def mais du loo xam ne rek mun nañ ko tënk ne lii lañ ci war a def mais dañuy nekk ñu bari ku nekk dañ joxe xalaat suñu d'accord ci xalaat bi ñu seet ñi nga xam ne seen xam comme dëkku jullit lañu ñu seet ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci mbirum diine ñu laaj leen lii ak lii ak lii est-ce que l'islam suñu diine may nañu suñ ci tolloo ñu def lii ñoom ña ñu jox seen xel mais ñun mënuñu tëb rek tëral ne lii lañ koy def mais am na cas yoo xam ne mun na am ñu xalaat ko mais ñu ko war a def mooy ay médecins yu toog du nekk koo xam ne doo technicien de la santé. jërëjëf kon mel na ni docteur li ñu bëggoon mu leer na mel na ni kon du benn docteur moo xëy war a décider ne dañ ko war a def benn kuréel ci ay docteur ñoo war a toog càmbar dossier bi càmbar ko ne ndaw siikat li nekk ci biiram su ko continuer moom mën na yóbbu bakkanam ñu seet nag ni ñuy def ba soowee bakkanam loola it docteur yi buñ xoolee ba gis ne solution mooy ñu génne li ci biiram loola la leen seen xam-xam may moom la leen seen métier may dafa am beneen recours bu ñu def mooy ñu jàng sharia ñoom lañ ko yóbbu ñoom ñu xool gis na d'accord nañ ca buñ ci d'accordé wala te contour nañ kon mel na ni procédure bu gudd la buñu boo xam ne pour ñu def ko du ne comme neex rek nga def ko tey Mame Makhtar yow yéen ko ONG Jamra defe naa amoon ngeen ci campagne doon ci yëngatu di wër ko xalif généraux yi ci affaire avortement bi te mel na ni dossier bi mi ngi avancé nit ñaa ngi ci coow guddi ak bëccëg ñu bëggoon a xam avortement médicalisé ka Jamra yéen nu ngeen ko jàngatee ak fu ngeen ci toll. waaw jërëjëf oustaz bi tey xanaa di dellu rek di ziar jëmm yu tedd yi ma bokkal plateau oustaz li ak sama goro docteur Salif Guindo di ziarale itam ci barki bés bu tedd bi mbooleem téléspectateur u DTV xam nga docteur dafa am fu mu tàmbalee fu am solo mooy pexe saay-saay dafa xarañ saay-saay bu xësee ba dogu ne damay lal pexe pour jàllale li mu bëgg a jàllale fa ngay gis xarañ ceef dëgg le 13 novembre bii passé war naa ci ay firnde le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu nga toogoon ak kàngamu ministère de l'intérieur yëpp particulièrement Ibrahima Sakho di directeur de cabinet ma ne ko yéen borom ñaari tur yi dañ leen nax parce que si nguuru Ablaye Wade joxe ngeen juróom-ñeenti récépissé léegi récépissé yaa ngi ci 16 kon yéen ci seen nguur joxe ngeen ci juróom-ñaar nax bi ñu leen nax Salif Guindo junj na ko léegi boo bëggee samp sa kuréel muy daayira muy parti politique muy syndicat procédure bi benn la
da ngay joxe statut joxe beneen document bu ñuy wax procès-verbal d'assemblée générale constitutive ci document yooyu nag da nga ciy décliner lu ñuy wax sa objet social maanaam li la tax a jóg lan la ñoom dañuy ñëw ne waaw ñun dañuy jàppale veuves ak orphelins yi xam nga loolu rafet na kii naan dañuy taxaw les personnes du 3e âge ndax ñaare dañuy jànkonteeg problème wér-gu-yaram et cetera kon ministère de l'intérieur boo mënti dem ci àdduna bi wax ko objectifs sociaux yu noobale noonu les yeux fermés daf lay jox récépissé waaye mu ne ma nag mais ñun toujours balaa ñuy joxe récépissé bi dañuy def enquête de moralité ma ne ko di ngeen def enquête dëgg la mais enquête a priori yi ngeen di def waaye boo leen xësee ba jox nit ki récépissé mu xës ba war leen ginnaaw dem def ci leneen lu safaanoo ak la mu sàmmonte ba charte woon ak yéen doo leen ci xam dara parce que foofu la état Sénégal manqué am da ngeen waroon def nii ngeen di defee enquête a priori doo ko jox récépissé dafa waroon tam enquête a posteriori ma ne ko foofu la leen góor jigéen ñi naxee ba am nañu récépissé lesbiennes yi nax nañu leen ba am nañu récépissé dama doon dëggal rek lii docteur léegi nag ñoom agenda la ñu yor muy les lobbies homosexuels et maçonniques agenda mondial Sénégal mucc si bërkaati démb président Macky Sall yónni na waa ministère affaires étrangères fii Genève pour ñu wuyu ci convocation organisation des Nations Unies parce que dafa jotoon chaque 2 ans dañuy def la revue périodique sur les droits de l'homme état bu ne dañu lay woo taaj la nee la foo toll ci wàllu sàmmonte ak yow yelleefu doomu aadama ci wàllu droit de la marche la liberté d'expression léegi dañ ci sóoraale le respect des droits des minorités sexuelles ñu daal di ci joxor bi Sénégal ne ko yow dégg nañu ne ba tey sa article 319 bi xaraamal ngóor jigéen yaa ngi ko fa bàyyi ba tey looy xaar pour dindi ko yabaate ak ñàkke teggin un pays souverain mënul weesu loolu du ñoom dagal nañ ne ngóor jigéen est-ce que Macky Sall dem na ne leen lii day dëppoowul ak suñu gëm-gëm lu tax ngeen dagal na ko parce que Macky Sall yoonam newu ci François Hollande en 2013 député am yëpp dañu dajale manko voter la loi pour le mariage pour tous mais libre nañ ci ils sont chez eux dañu sukkandiku seen i gëm-gëm seen i cosaan daal di daganal nguur jigéen daganal avortement ils sont chez eux. waaw lu tax ñun ci avortement boobu lu tax ñun nag amuñu sañ-sañ sukkandiku ci suñuy gëm-gëm di tëral suñu doxalin askan au nom de quoi ba at bu jot ñu woo ñu taaj ñu mel ni ku jàpp sàcc naan ko foo toll ci mbirum góor jigéen yi alors loolu nag moo tax yematul ci mbirum góor jigéen yi léegi dañu am ñoom un plan pour légaliser l'avortement fii may wax ak yow nii. am na une dizaine d'associations féministes ñu nga sali Portugal séminaire financé par des bailleurs favorables à la légalisation de l'homosexualité et à la légalisation de l'avortement bailleurs yi ñoo ko financé ñu nga sali di séminaire ñu ngi leen di xaar nag ba xam bu ñu génnee lan la ñuy wax ñoom seen lay waaw Sénégal demoon na signer le protocole de Maputo pour ñu légaliser l'avortement médicalisé ma ne leen bu yeboo Sénégal dem signer protocole Bujumbura amul benn régime bu mën fii Sénégal dem bitim réew lëkkaloog ay nasaraan yoo xam ne bokk ñoom diine ak gëm-gëm ak loo mënti signer ak ñoom bu fekkee dafa safaanoo ak suñu gëm-gëm safaanoo ak li mag ñi wax bàyyi fi jëf bàyyi fi bind bàyyi fi muy mag ñu baax ñi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Laye amul benn gouvernement bu mën a dem bitim réew signer protocole te mu safaanoog loolu ñu di ko bàyyi mu jàll ça ne passera pas fii kenn du fi daganal yàq biir ndax ngor bu ko dine bu alors li tax ma ne agenda la te saay-saay du bàyyi day song bu daanoo rëppeelu li tubaab di wax day reculer pour mieux sauter rek juñu nga ko bi ngay ubbi waxtaan bi 2016 la ñu jàmmarloon ak ñoom bu metti ba daw ba ñu daw waaye coow li jiwaat na ça veut dire dañu reculer woon rek pour mieux sauter dem nañu ba takku bu dëgër ñu gànnaayal leen ay millions mais ñu itam ñu ngi leen di xaar alors li tax ma ne agenda la ñépp a ngi fàttaliku ci nguuru Giscard d'Estaing en 1973 amoon na benn jawriñam bu ñuy wax Alain Périfitte Alain Périfitte dafa bindoon benn livre tubaab di ko wax best-seller maanaam livre bu siiw mu duppee ko quand la Chine s'éveillera le monde tremblera mais na bés bu Chine yeewoo adduna day yëngatu boobu Chine 700 millions d'habitants lañu
nii ñu organisation onusienne yi ay FNUAP le Fonds des Nations Unies pour la population sonnal ñu naan da ngeen bari noonu la ñu sonnale woon chinois yi en 73 ils étaient 700 millions da ngeen bari war ngeen wàññi jur gi lii yëpp nag ngeen leen di dundale sonnal leen chinois yi faale ñu leen de di jur rek 40 ans après chinois yi jógee nañ 700 millions ñu ngi ci 1 milliard 400 millions rax ci nag suñu borom xéewalal leen ñu nekk une puissance économique puissance militaire puissance industrielle waaye aussi puissance financière ndax Obama ba muy jël pouvoir en 2008 dafa tombé sur un déficit budgétaire américain ku ko lebal xaalis chinois ya kon nag chinois yi ñu ngi nekk ci 5 puissances mondiales yi parce que bu Amérique toogee Russie toog France toog Angleterre toog Chine moo leen di juróomeel en tant que membre permanent du conseil de sécurité chinois yi léegi am nañ droit de veto à l'ONU ñoom ñi ñu doon wax naan da ngeen bari da ngeen mujjee torox ndax lii kenn mënu leen dundal yàlla moo sotle chinois yi te ni leen yàlla sotloo ci suratul Isra la koy suñu borom waxe nee na yéen askan bi bàyyi leen di faat seeni doom sous prétexte que seen loxo jotul seen ginnaaw sous prétexte que amu leen koom-koom bu doy pour dundal leen seen yoon new ci ndax man maa leen dundal léegi ñun Afrique nag dañu nekk ci position boobu mooy ak suñu 1 milliard 200 millions d'habitants face à une population occidentale vieillissante tàmbali nañ lañ doon wax chinois ya 40 ans moom la ñuy wax ba pare di financer ay kuréel yu nekk fii pour ñu mener ce combat ñu ngi naan da ngeen bari da ngeen sakkan def leen planning avorter leen na ngeen di avorter avortement boobu nag te foofu lay daanelee après dañ développé. ñoom dañu am ay prospectus kuréelu féministe yi ma lay wax te nekk Saly di fa séminaire prospectus yi yónnee nañ ma ci parce que man dama ci am ay xarit maa ngi koy saluer au passage Ndeye Amy Sakho juriste la chargé de la communication bu AJS association des juristes sénégalais daf ma yónnee prospectus xam nga lu ñuy wax ci prospectus naan waaw déjà jullit yi jubóowuñu seen biir ci ban ñaata semaine la ñuy jàpp ne fœtus bi am na bakkan wala amagul bakkan jubóowuñu ci parce que juridiction kuréelu Chafi nee na temps de semaine la Hanbalit nee na temps de semaine la Malikit nee na temps de semaine la beneen bi banati la Maliki Anafit nee na temps de semaine la Malikit nee na temps de semaine la ma ne leen c'est peine perdue mënu leen ñu féewale parce que yàlla dafa dogal réew bii ñu ne te mu tudd Sénégal këru diine yëpp Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ñoom ñëpp a ngi tënku ci ngiru imam Malik te imam Malik li mu wax ci avortement lu leer la te daf ko tibb ci hadisul xudsi bu wér maanaam mooy hadis yi nga xam ne donte le du alxuraan waaye suñu borom moo ciy waxal boppam hadis ba lu mu wax dafa ne embryon bi maanaam fécule bi ovule bi bu ñu ko xësee ba fécondé bu xësee ba am 42 semaines ci biiru ndeyam 42 semaines mooy juróom benni ay bés 6 semaines 42 kii jours 42 jours alors mooy juróom benni ay bés bu amee donc 6 semaines ci biiru ndeyam hadiisu xudsee ko suñu borom dafay yónni benn malaayka chargé ko benn mission bi ñu ngi ko tuddee ruuhu rabbaniya maanaam malaaka bi day ñëw ëf embryon bi sol ko ruu imam Malik ko wax bu ko xësee ba sol ruu nag ba kenn taxaw na te sariyatul muhammadiya nee na loolu ku ko jóg pour interrompre loolu def nga un meurtre qui appelle une réaction judiciaire ndax ñaari way denc bu ñu xësee ba jote ba fécondation am bu ñu xësee ba jote sax lan la ñuy def dañuy toog déglu lu la ñuy toog déglu parce que la ca des domaine yàlla la. jërëjëf Mame Makhtar danaa dellusiwaat ci yow mais su ma la déggee mooy mel na ni gis nga ne am na ay kuréel yu nekk ci réew mi yoo xam ne seen pexe ci lu sori ak lu jege ñu xam ko ak ñu ñàkk koo xam mooy fexe bañ légaliser xëpp biir ko am doom biir ëmb boo xam ne bëggoo ko nga avorté ko. wane nga ne ñi ngi bëgg a sukkandikoo ci protocole de Maputo waaw boo xam ne Sénégal ratifié woon na ko. d'accord bu ko Sénégal ratifié jombul jamono ba mu ko doon ratifié ak jamono bi ñuy dund sore na fukki mbubb ak yaramu neen tey jàpp naa ne ñi gën a not ci ñi mbaax ñor d'accorduñ ci luñ mel
nga feeñal ne lii nag saa si ñuy def jotaay bi femme féministe yooyu ña nga sali di def waxtaan ci lu ñu mel bëgg a tuur nit ñi ak lëndëm wane ne école yi fiq yi d'accord ñu ci mais man du sama problème école fiq yi ñàkk cee d'accord man ñoom ñooy sama problème ñoom ban école la ñu référé bu fekkee ñoom ay jullit lañ kay wane ne école fiq yi moo d'accordul ñoom ñu bëgg ñu def avortement médicalisé dañu wax ju Sénégal yi na leen ñun kët ñun ñi campagne lu ñu mel école sàngam lañ d'accord moo tax ñu bëgg ko campagne ñu xam ne ñooñu fa lañ féete mais ñoom ba jamono bii ngay wax ñoom ñooñu nga xam ne ña nga sali di xamoo ban école lañ féete kon li ma doon wax gindoo léegi da ciy feeñ baatu dëgg la lañ wax na mu ci caaxaan benn ñaareel ba mooy sénégalais yi dund fii ci Sénégal ñoom tànnuñu leen pour ñu défendre leen ci loolu xanaa man am naa sañ-sañ tànn ko ma layal yow am nga sañ-sañ keneen am na sañ-sañ kenn tànnu leen na leen layal leen ñi pour ñu légaliser ay médical yi kon kenn tànnu leen kon ñoom nañ doxal seen doxalin bàyyi nit ñuy wax seen wax tey imam Ahmed en tant que imam ñoo ngi waxtaanee thème bu day waar tey muy li ñu tuddee avortement médicalisé maanaam ëmb xëpp biir ba ci wolof bu wér ñu bëggoon xam nga leeralal ñu mooy lan ci lislaam ak ndax jigéen am na ci àq ak kañ la ci am àq alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin nuhayyikum jamian ñu ngi lay jagleel nag nuyoo suñu mbokk mi docteur bi kadalik tur day wuyu boroom toor mooy musiba ka koy dog nag ba du agsi ci mbindeef yi loolu mooy docteur jazakallahu xeyran yow dog nga toor yu bari na ziyaare itam suñu mbokk mi imam Guèye di fedd li sama njaal ci moom ci sama wëllëre Abdou Latif mbokk yépp ñu ngi leen di nuyu dafa mel ni li ci nit ñi wax wuute na ak li ci borom bi wax ndax borom bi moom kenn la imam wax na ko sànq ci xadis boo xamante ne nañ ko seet ci arbaina xadis arbaina xadis Nawawi moo ko taalif yonent bi moo ne kenn ci yéen yàlla dana ko bindee nii yujma'u xalquhu fi batni ummihi yujma'u boobu fekkente ne dem nga ci téere bu tudd alhikam jaamiul ulumi wal hikam dañ ne su fekkente ne doomu aadama sëy na te yàlla namm ci nekk yàlla namm ci mbindeef maanaa li nar a nekk doom day tas ci uruq yi mais yàlla moo koy boolewaat ci kattanam mais su amee ñeent fukki fan dana booloowaat ca ruhum ba loolu mooy nut fa boobu nekk na muddaxa kon su fekkente ne am na ñeenti weer nag yàlla muy yónni ci moom malaaka xadis la boo xamante ne saxiix la xadis boo xamante ne nabawi la encore ci téere boobu ci arbaïn xadis xadisu nabawi la ko def ci la yàlla malaaka bi buñ ko yebalee ci lay wax ne lu may bind yàlla ne ko bindal ñeent wërsëg ak fan ya kuy texee di la wala kuy texe la kuy jubadi la wala kuy jub la ndax xam-xamu yàlla jiitu na ci doomu aadama bi avant muy am loolu ci alimul xaybi wa shahada lay tegu jëmuma foté boobu li ma ci mën a jëm rek mooy ne hadis boobu saxiix la kon sharia la mu sukkandikoo mooy bépp ëmb bu am na
ñeenti weer am na ruu te su fekkente ne laaj nga ka ko ëmb wala laaj nga leen ñu bari dinañ leen mu ngi yëngu loolu talxiis la ci xadis bu yaatu mais mën nga ne xadis boobu dinañ dellu ci xulafaa rashidina ci Ali ibn Abi Talib Umar ibn al-Khattab li may wax nañ ko seet ci Zadul Maad wala ci téere bu tuddu suratul Isra wa ahdafiha Muhammad Namir moo ko taalif bañu saxaaba yi wuutee ne azlu dagan na wala daganut ñi ne gis nañ ci rey nit la am nañu ko wax mais xulafaa rashidin mi nga xamante ne yent bi waxoon na ku dund ak yéen ku dund ci yéen dina gis wuute bu bari na conseil ma sama conseil si yéen li ma leen di digal mooy aleykum bi sunnati wa sunnati al xulafaa rashidin xulafaa rashidin yooyu noo wax nekk ci Ali ibn Abi Talib teg ko ci alquran ne azlu la takunu mawudatan hatta tamurra alayha taaratu asabu ataaratu sabu mu jàng laqad xalaqna al insana ba fa tabarakallahu ahsanal xaaliqin ci la ko imaam Umar ne saddaqta ataalallahu baqaaka yaa wax dëgg yow laysu bani xaalib lii moom lañ ci atte d'accord wuute am na xulafaa rashidin wax na yent bi ne nañu farak ñoom keneen amul droit boycotté leen am na ñeneen saxaaba lu ñu wax leneen waaye du ñu xulafa rashidin te yonent bi wax itam aleykum bi sunnatihim yonent bi waxu ko kon li ma ci bëgg a wax rek mooy ne amma mazahib yi ijhaad ci boppam ci sharia mooy lan loolu muy xëpp biir mooy isqaatul xamli qabla awaani maxaadihi noonu gis nga lii ma wax su fekkente ne seet nga ci téere bii bu tudd fiqul waadi moo buntu ba mujj mooma indi na ci lu doy ndax mbir mi ay orientation rek a cay nekk kooku wuute na ak li ci ñenn ji di wax su fekkente ni ijhaad la ci boppam nag la ñu ñëw mbokk mi wax na ko imam Malik ak Malik ya ñoo wax ne su fekkente ne maniyu dugg na ci ruhum ba mu jaxasoog deret wala bu jaxasoog maniyu nii la ko Ghazali waxe billahi seetal ci téere bu tudd Ihya min maa in am saajin ba mu koy firi nee na day nekk maniyu ku góor ak ku jigéen wala maniyu ku góor ak deret bi nga xamante ne yàqoogul ba tuddeguñ ko xaydu mu ne ci la yàlla di binde doom mu ne saa yoo xamante ne ndox moomu jaxasoo na ku ko génne def nga jarima crime nga def am na xaraama foo jaar nga diya ko nga kafaara Malik ak Malikiya ñoom ñoo wax loolu seetal ci téere bii ma la wax fiqul waadi wala nga seet ci téere bii bu tudd suratul Israa wa ahdafiha d'accord mbokk jullit yi amaa nag ndem mbir mi ku am boroom muy wax te mu leer waroo tënku ci ay waxu xiili xaala imaam ñoom ñëpp a d'accord ne gannaaw bañ ca wolee ruu daaneel ko lu xaraam la xaraama am na ca xaraama bi sax ñu ne mooy xurra lay doon jaam wala njëgu jaam wala 500 dirham lay joxe ñoom itam dañ ko teg ci xadiisu yonent bi ñaari jigéen
ñoo xamante ni ñu ngi bokkoon ci Huzaylu ñu xeex kenn ki dóor keneen ka xeer mu faatu te fekk ki faatu dafa ëmboon mais yonent bi dafa wax ne ëmb bi ci boppam da koy diya ci xurra ndaw si nga xamante ne rey na ko ba pare nag kooku dañ koy rey seetal ci téere bu tudd Kanzul Ummaali di nga ci fekk xadis boobu loolu nag en tant que yonent bi sallam moo ko diya ci la seen kaahin bi ñëw ne yonent bi sallam daal pourquoi nga di diya koo xamante ne lekkul naanul waxut léegi waaye nag kaahin la rek ab buxaaba rek a doon teg ci atteb yàlla ak bu yonentam ay wax waaye innama qawlul muminina su képp kuy jullit soo ko wooxee ci yàlla nee na yonent bi nee na danaan sami'na wa ataana léegi nag fuqahaa yi nan dellu ci imam Ghazali nee nañu avortement boobu dina dagan ci lu dul caaxaan mooy lan mooy docteur bu wóor walla su waxee ne kii ëmb bi balaa àgg kii dana faatu walla bu àggee dana laago bu dul deñ te su ko defee mu kon ni ko mbokk mi waxee kadaalika mu ne nañ laajaat keneen ba mu mot ñaari seede ndax kenn nit rek mun naa juum su loolu amee jamono yooyu mën nañu génne ëmb bi ngir lan cosaan la ak faru yaay ji cosaan la doom ji bànqaas la te itam mu ne puus lor yi nga xamante puus lor moom la ñuy njëkke ak bijji njëriñ loolu képp ku jàng usul da nga mën a xam loolu imam bi tey nga tëj su fekkee loolu am na nag waaye nag ci la tegaat ne yonent bi sallam dafa wax ne man waqaa ala zaati mahramin faqtuluhu képp koo xamante ne yaa tey nga sëy ak koo xamante ne sëy warul dox seen diggante ca hurrimat ba nga def ko sa doom wala sa sœur sa mahram daal kooku dañ koy rey tey foofu imam bala ba ñu jàll kon mel na ni am na question boo bëggoon a laaj sax dugg nga ci parce que yow leeral nga lu ma bëggoon a laaj te ndax boo seetee ñiy campagnal avortement médicalisé li ma jotagum dégg yëpp benn argument rek la ñuy dégagé mooy baay bu ànd ak doomam baay bi dafa ànd ak doom ji mu ëmb ñu ne doom ji jomlu na imbi la nekk ci biiram bokk ak moom sant loolu rek la ñuy dégagé te am na ati boo indi léegi kon mel na ni buñ man waqaa képp ku tabbi na am na riyaa man nakaha ala zaati mahramin yonent bi ne faqtuluhu hadis bi ñetti riwaaya la am hadis bi xasan la demal ci Arnaout da nga ko ca fekk kon su ma la déggee ray bàyyi ji ki ko def moo doon yoon bi xaddi nasar lim ëmb ñu war koo génne mais kii lu mu def dañu koy rey lu mu def ñaar ñii ñoo def lii kon moom deful dara xanaa li mu def daal mooy xanaa wa zanbuka al adamu imma quwwatan aw maddiyan bàkkaar bi mu am daal mooy ñàkk doole te ñàkk doole làmb na lépp imam bi tey pour ñu avancer ci masala boobu dama bëggoon nga tënk ma del siyaat foofu waaw kon d'accord kon dinaa ko tënkaat kon li ma bëgg a wax rek mooy ne ëmb nga tuur ko te mu am ruu ñëpp a d'accord du kenn ci ñoom mboole mazahibul arbaati ñoo d'accord ak yàlla ak yonentam amaa nag su fekkente ne nekkagut maa un am saaj wala amagul juróom benn semaine muy weer ak fukki fan yu manqué ñaar jamono yooyu loolu moo am xilaaf ñu ne ka muy dagan ci loolu
mooy ki nga xamante ne musul nekk njaalookat mais accident la njaalooye te borom xasab la borom nasab la jamono yooyu lañu ne kooku dagan na mu tuu ëmbam. léegi nag ñeneen ñi ne loolu pourquoi nag encore njiin jarul ngar xam nga wolof yooyu imaam. loolu xaw ma ko. waa ji dañ koy jiin rek di ko jiin ba ki yàlla teg ca réew ma ñu war koo warmal mu xas ko ndax li ko waral mooy jiin ba ko gaañi doon jiin. ah oui d'accord waaw. léegi nag kooku alamaan ko toolam ya mu amoon ngar ya mu amoon yépp ak sàq ya mu amoon yépp mu alamaan ko mu ñàkk ko mu tëj ko. jërëjëf imam Ahmed Arona imam bu ma la déggee mooy fel na ni firndeel nga li Maam Maxtaar doon wax léegi ci addis bu ñëw ci arbayna addis wane nga it étape yi nga xam ne moom la rotal ci addis boobu ñu jógee ko ci toqante lu ma nii dem di lumbu daret jógee ko ci lumbu daret nekk suuxu yàpp yàlla door ca ëf ruu nga weñ mu natt lu dem ci 120 jours maanaam ci la ñuy ëf ruu gi ci la yàlla di programme la muy programme joxe nga ay référence rek ci Saadul Mihaad tafsiru suratul Isra andil nga imaamu Xasaali li mu ci wax yooyu yëpp mu mel ni kon am na ay étapes yu ñu war a jaar léegi ma ñëw ci docteur Saliou Guindo docteur mel na ni am na lu ma bëggoon ku ma ko leeralal gannaaw bu ma déggee Ahmed Arona wax ay étapes jigéen ji bu amee rapport ak góor gi toqantalu man nii moo fay nekk bu jógee ko ci toqantel ba dem ci lumbu deret jógee ko ci lumbu deret nekk benn suuxu yàpp jógee ko ci ñu door ca programme roo bon laata may agsi ci roo foofu yow en tant que médecin ndax diir bi nga xamee ne man yu placé na ci biir ndaw si ñu ne ñaan la dafa am ay wallax njaan yuy daw ndax wallax njaan yi nekku di dund waxuma placé roo dem ndax nekku di dund bu fekkee mi ngi dund kon loolu luy dund moom yaakaar naa ne war nañ sóoraale luy dund am na lu ca war ma bëggoon xam ndax wallax njaan yi mi ngi dund waaw ñu ngi dund ngir loolu moom mun a tax ëmb am na gëstukat yoo xam ne ñu ne sax am na yoo xam ne maanaam jigéen lay joxe am na yoo xam ne joxe góor lay joxe yu joxe jigéen ñi nag ñoo gën a gaaw kon nag sëy bi nu mu demee mun nañu xalaat mun na nekk góor wala mun na nekk jigéen kooku ay gëstu la mais lu koy firnde mooy wallax njaan yi suñu duggee ba ci egg ci biiru ku jigéen ki am na lu ñu fay fet lu ñuy wax ovule su ko feccee rek bunt bi day tëj su tëjee day wane ne maanaam mbir bi jàpp na te lu jàpp rek mel na ni rek muy ay lu jàpp rek am na lu muy joxe loo xam ne xëy na doom la war a nekk moo am na suñu benn kilifa dafa naan ne jël dispositif maanaam stérilé def ko ci biir jigéen dafa la ko daan tuddee ne avortement déguisé la avortement déguisé waaw mu ne parce que du tere fett bi am mais su waree ñëw ci biiru ku jigéen ki day fekk am du ko fa jiitu lu ñu tuddee le phénomène du premier occupant su ñëwee keneen ki du amati place donc nag avortement déguisé la parce que fett bi am na mais su ñëwee day fekk fu mu war a tëdd am ko fa nekk. am na ko fa place. kon nag day mujjee rek way nekk règle. maanaam xañ nañ ko place am. waaw xañ nañ ko place am. waaw kon nag day wane ne ci njëlbéen bi li ñuy wax léegi par exemple nekk doom bi déjà presque préparé woon noonu. parce que kii bi ovule bi day dund jigéen suy ñëw ci àddina lu mu war a am ci doom da koy àndaale góor rek da koy togg moo tax jigéen su eggee benn at mun na bañ a am ci doom mais góor mun a dem ba gën a màgget di am ay doom mais nag kii bi ndox moomu bi nga xam ne mooy spermatozoïde yi suñ ko seetoon ci microscope day dund day mel ni walax njaan dafa am geen am kii su duggee nag geen bi day dagg nga xam ne nag léegi c'est fini day nekk mokk kii wu jigéen ki day tëju moo nar a joxee doom kon nag mun nañ ne même su ko bët mënul gis mbiru doom bi taxaw na tey docteur kon man li ma bëggoon leer na man bu fekkee d'accord nañ ne léegi loolu nga xam ne man yi la nekk fa 40 jours nekk lumbu deret wala nekk walax njaan jóge fa nekk lumbu deret ba bañ cee waleeroo man mel na ne moom diir bi laata lu di ñëw mi ngi dund ba keroog ba yi ñëw keroog bi mu placé woo bañ xam ne rek ndaw si fi ne mel na ni jël na ëmb la fa nekk moom mi ngi dund
xañ na roo fa nekkul waaye moom mi ngi dund carrément luy dund nag kon bi ne ku ko génnee ci yaramu jàmbur normalement sanction war na caa fekk bon bu loolu passé mel na ni loolu di dund noonu ndax en tant que médecin dangay gis jigéen joo xam ne bu tolloo foofu nga xam ne am na lu nekk ci biiram muy dund ñu tegee ndaw si kat dafa wannu lor jamono boobu dundam dafay changé gis ko mu naqadi dara commencé di jafte ndax loolu ku ko yóbbee wala loolu beneen étape la ci jigéen. am na dina yu bari dina dal jigéen. am ñoo xam ne dañuy woccu am na ñoo xam ne dañuy bëgg yoo xam ne daal ñu ko lekk am na ñoo xam ne dañuy naqari deret am na daal ay melokaan yoo xam ne ay soppeeku yoo xam ne seen ween day gën a kii day gën a taxaw am na soppeeku yoo xam ne dina am seen yaram kon suñu ne wane na lor rek day wane ne am na lu nekk ci moom parce que même règle yi day taxaw wala su ko gis su doon jigéen boo xam ne dafa gis règle juróomi fan mun na ko gis ay toq lu ñuy tuddee règle anniversaire c'est-à-dire jamono yi ñu war a gis règle su ñëwee day toq lay gis mais fekk na ëmb bi am na kon su fekk bi amee rek mun nañ ne mbiru ëmb bi commencé na day nekk rek loo xam ne nag day màgg di màgg ba muy génn kon nag mun nañ considérer ne ëmb am na jigéen ji bu wane lor am na yoo xam ne dina feeñ ci moom te amu ko woon ba mu ëmbulee. tey docteur Saliou Guindé bëggoon naa ku ñu leeralal benn question jigéen ji nga xam ne def na avortement médicalisé wala def na avortement rek bi xaddi na sax ñu ci dugal médicalisé ëmboon na xëpp na ëmbam mais jaar ci yeneen waa ba tax mu tuur ëmb boobu ci wàllu wér-gu-yaram ak war a préparer beneen doom ndax du nekk conséquence ci moom. dina am mun am lu bari dina mun am problème psychique ci bopp bi maanaam mel ni ku bopp bi wëlteeku dina mun am ay gaañu ba bu ci du jurukaay bi day mujjee mel lu fat dina am par exemple ay jafe pour amaat doom trompe yi mun na boucher dina am ay complications yu bari suñu kilifa ñu doon jàngal doon nañu wax ne dañu ne mel ni la nature prend sa revanche jafe moom dina am mun na fa jógee sax bu ci ñuurkaay bi bët par exemple solo nañu ko def avortement boo xam ne nañu ko defee awul yoon ba ñu mujjee dindi bu ci ñuurkaay bi kon nag maanaam lor yu bari mun na ko am même su feeñul ci boppam ci jëmmam di nga xam ne kii am na lu ko naqari parce que du ko wóorati ne mun naa mat doom. tey jërëjëf kon docteur bu ñu la déggee mel na ni jàpp naa daal ñàkk gee def moo gën ndax su fekkee ndaw si bu ko defee mën na ko topp biirub dundam mën na ci jógee wér gi yar ñàkk wér mën na ci jógee dootu am doom mën na ci jógee leen fekk ko ci te ba léegi gisaguñ loo xam ne jaar na def ko gannaaw boo leeralee fi mu war a jaar ba def ko nga xam ne ay médecins yu qualifié ñooy toog joxe seen xalaat ne gis nañ ne kat li nekk ci biiru ndaw si bu àndeek moom pour mu ko naree génn ndaw si day dem ba ko fi te mel ne ni loolu wéetuloo ci ndax imam Ahmed dëggal na ko ci loo xam ne ay fataawa islam ñoo ko dëggal kon mel ne ni normalement mënoon nañ bàyyi dund bi nii mu nekk rek te xam ne am na yoon bu normal buñ jaar mais dama xamul ñun lu indi coow li ak ñun fuñ toll ba tax ñuy wote lii tey Mame Makhtar ma del siyaat ci yow yéen ñi ci yëngatu ci wàll boobu fuñ toll ñun tey ba tax ñu bëgg ne dañoo war a légaliser avortement médicalisé. déjà lu mat a eggee askan wi. te toujours ma di ko xuloo amicalement ak samay jigéen yi nekk AGS tudd naa Ndeye Amy Sakho Fatou Camara docteur tamit ma ne yéen itam vous avez un devoir d'information ñeel askan wi ndax ay kàngam ngeen yéen a ngi yëngu ci wàllu droit comme yow Ndeye Amy Sakho yéen a ngi yëngatu ci wàllu kër docteur comme yow docteur Fatou Camara wax leen nit ñi lépp rek bu leen ñu nëbb dara ci wàllu avortement ma ne ko yéen a gën a xam ni débat bu mel nii yëngaloon na pays occidentaux yi au début des années 80 ñu naan waaw loolu ñuy dindi ci biiru ndey ji am na bakken wala amul bakken moo doon débat bi juristes yeeg homme d'église yeeg ku ne am sa position waaye xam nga lu leen atte science la science ndax jamono booba le diagnostic prénatal mu ngi doon doog a def jéego yu am solo avec l'avènement de l'imagerie médicale par balayage à l'ultrason ñu tuddee ko échographie mu ngi doon doog a am ñu ngi koy doog a créer gars yi ne lii moo ñuy atte nag kon nañu def benn avortement di ko filmer en direct ñu di ko gis ci télé
ba xam ndax loolu ñu bëgg a dindi borom ba kenn la wala déet gars yi ne d'accord que jiite woon mbir ma docteur Bernard Nathanson moom moo doon le président de la Ligue pour le droit à l'avortement américain la ñu jiite ko mu am benn femme volontaire bu ëmb ñu ne dañuy def benn IVG mais filmé en direct ndax nit ñi xam li xew ci biiru ndey ji pendant que docteur ba mu ngay def ya muy def ñu ne acca bismillah avorteur bi ñëw indi ay gànnaayam teg lépp nga di ko gis ci télé bi bu ñu paree boo ma joxee sa numéro WhatsApp ma yónnee la ko vidéo bu gàtt la rek 30 minutes la mu daal di jël benn instrument bu ñu tuddee spéculum moom lay jëkk a def placé ko pour mën a xàll yoon vers les parois de l'utérus su paree jël beneen deuxième instrument bu ñuy wax ténaculum pour que mu mën a fixer ñaari bagages yooyu fermement sur le col de l'utérus donc xàll na yoon léegi su paree nag mu dugal beneen bu ñuy wax sonde bi nag mooy xayma foo xale bi ne ci biiru ndeyam ba sonde bi localisé ko nag mu jël vrai gànnaay bi nag ñu tuddee ko embout de succion benn aspirateur bu am doole la boo xam ne dañ ko relier ak benn machine moom la avorteur bi di jël nag daal di dugal waaye bu ko dugalee immédiatement ci écran bi fekk xale bi avant matériel yooyu yëpp ñu di ko mettre en place wane nañ ko ci biiru ndeyam mu ngay tourner mu ngi nekk ci amnios bi mooy mbuus boobu leen yàlla jagleel te mu am liquide amniotique bi koy protéger mu ngi wëlbatiku ci biir mu nga à l'aise ndeysaan am na moment sax boo ko gisee ci film bi mu ngi mel ni kuy ma ca baaraamam alors waaye ba waaj a dugalee embout de succion ba teg ko ci mbuus bi ëmb xale bi parce que moom la war a jëkk ko xotti parce que mooy protéger xale bi daf ko ne tef rek manque liquide bi rek xale ba daw tafu ci paroi utérus tiit ŋaang moo tax docteur bi tuddee ko le cri silencieux ndax yuuxu bu kenn dul dégg la ndeysaan en même temps ñu gis battement cardiaque bi jógee 140 battements à la minute yéeg ba 200 battements à la minute kooku tiit na de docteur bi jël embout de succion bi nekk ko bàcc manque ko désarticuler ko déchiqueter ko xëcc ko bopp rek des fa ndax bopp bi xajul bopp xale bi xajul ci embout de succion bi mu teg embout de succion bi pour eggali son meurtre daal di jël beneen lu mel ni pince kepp ko ci bopp xale bi def une pression très forte écraser ko jëlaat embout de succion bi man xam nettoyer utérus bi mu set wicc mu mel ni loolu film la ka ko dawal wax naa ne moom moo doon le président de la Ligue pour le droit à l'avortement ñi daan défendre le droit à l'avortement la docteur Bernard Nathanson c'est un grand gynécologue obstétricien de renommée mondiale da doon jooy ba mu gisee loolu parce que nee na depuis 30 ans maa ngi avorté te li ma jot a avorté egg na ci 75 000 avortements maa ngi doog a xam ne en direct à la télévision ndekete ay bakken laa daan faat alal ji mu am nag ci film bi daf ko fob nag di jël billet avion wër adduna bi di sensibiliser nit ñi film bi projeté nañ ko au Sénat français ay sénatrices di jooy film bi projeté nañ ko au Sénat américain projeté nañ ko à la chambre de commune de Londres bëgg naa ko jox DTV ngeen dawal ko fii ndax féministes yi ndax nit ñi naan benn morceau yàpp bu ñuy lonki rek génn bakkan la ñuy génn faat ko alors léegi nag ba mbir moomu amee ñu ne kon ñun ay way gëm lañu muy catholique yi muy jullit yi te ci la ñuy atte woo diine atte nañu ndax oustaz wax na ko léegi jullit bi suñu borom moo ne la ikraha fi diin la ikraha fi diin jërëjëf ci jubbanti bi ndax xam nga ñun dañu nasaraane waxu yàlla la maanaam il n'y a pas de contrainte en religion suñu borom yërmande kese la bañ na ko ki mu indi pour mu indi ñu téere bi ni Macky Sall di falee ministre jox la lettre de mission naan la lii laa séntu ci yow ci agriculture lii laa séntu ci yow ci santé suñu borom ku mu yónni ci ay yonentam daf lay jox lettre de mission bi gën a daw yaram ci lettre de mission bi mooy bi mu jox Seydina Mohamed ne ko wa maa arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul ma wàcc la fii ci suuf ci jaam yi lu dul ngir fësal sama yërmande ci ñoom kon kenn ëppul yàlla yërmande lii la yàlla wax ci mbir mi dafa ni jullit bi boo jànkoonteeg ñaari safaan tubaab di wax naan en face de deux mots
nee na nga tànn may nañ la nga tànn ba ca gën a yor nee na en face de 2 mots il vous est permis de choisir le moindre mal parce que ñaari safaan la yoo xam ne allah kulli haal foog nga tànn benn chariatul muhammadiya may na la nga tànn bi nga xam ne moo gën a néew lorange masalan lekk medd xaraamal nañ ko ci lislaam waaye mën nga dem ci àll réer xiif ñetti fan lekk ko mën cee ñàkk sa bakkan nga ne jamet rek gis benn bëy bu dee medd la amoo droit lekk ko mais exceptionnellement suñu borom def dérogation nee la may nañ la nga jëfandikoo ko pour nga am tuuti kattan waaye boo xasee ba egg ca village ba xaraamaatal nañ la ci yow nga lekk medd de la même manière avortement en règle générale xaraamal nañ ko ci l'islam waaye suñu borom nee na bu fekkee ëmb bi am na nu mu présenté woo ba nga xam ne bakkenu yaay jëm nga sa xottu gerte may nañ ko ci kaw ay waykër docteur yu maanu yu prêter serment dëggal ni kii bu ñu bàyyi ëmb bi continuer mën na ci ñàkk bakkanam nee na ci boobaa exceptionnellement may nañ ko mu tàggoog ëmb bi c'est la seule dérogation bu l'islam wax ci avortement il n'y en a pas 2 ou 3 benn boobu rek la tey bu fekkee alors Mame Makhtar mel na ni ci foofu ci loolu ba tax na ci loolu la suñuy législateur yi sukkandiku daal di nas l'article 305 du code pénal qui dit que au Sénégal le code pénal condamne l'interruption volontaire de grossesse sauf dans le cas exceptionnel où la grossesse présenterait des dangers pour la vie de la mère ñoom ba code pénal waxee loolu ñoom docteur Guindo daal di ko feelu le code de déontologie des médecins article 35 nee na ñun médecins yi suñu moral dàq na une interruption volontaire de grossesse su lu dul que beneen pexe amul pour sauver yaay ji lu dul tàggali ko ak doom ji docteur ñoo ko Assemblée nationale dal di signé beneen article 15 de la loi sur la santé de reproduction ñu ne le Sénégal interdit la pratique de l'interruption volontaire de grossesse sauf s'il n'existe pas d'autre moyen de sauver la vie de la mère que de la séparer avec sa grossesse loolu la l'islam wax alors à partir de ce moment nag dañu ne ko ci réew bu organisé boo xam ne ay charte moo koy doxal charte yaa ngo féministes yi ñoom ñooy kan ba jóg naan protocole de Maputo protocole de Bujumbura loolu ça ne nous lie pas ñun ce qui nous lie mooy li suñuy député suñuy docteur wax mooy li ma tënk léegi ce qui nous lie mooy mag ñu baax ñetti de Touba Tivaouane Ndiassane tax ku ci nekk ci ñoom wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi jëf nga bàyyi fi loolu mooy suñu wéeru waay nañu bàyyi dem bitim réew lëloog ay nasaraan ay franc-maçon ak ñoo xam ne xeex diine moo leen tax a jóg nas la ñuy nas fexe ba signé loo Sénégal ñëw naan waaw Sénégal signé na ko ma ne bu yaboo Sénégal signé fukki protocole Maputo wala Bujumbura du fi jàll ci nguuru Ablaye Wade amu fi woon benn ministre bu ñu doon tuumaal ni dafa demoon Genève signé l'appel des 66 maanaam les 66 pays yi bëgg ONU def assemblée générale adopté benn loi pour la dépénalisation de l'homosexualité amul ministre bu ko signé fu mu mujjee fenn parce que 95% de musulmans ak 3% de catholiques yoo xam ne si wàll woowu ñoo bokk position moo tax nañu rendre hommage église bi semaine ba lay passé def nañ la conférence épiscopale xaraamal franc-maçonnerie xaraamal yàq biir xaraamal ngóor jigéen tey ñoo ci bokk position jërëjëf Mame Makhtar su ma la déggee mel na ni combat bi ngeen ci manee ba léegi mooy yéen a ngi ko delloo ci comme li l'islam di wax mu mel ni bu ma la déggee fa mel ni benn kuréel bu néew ci Sénégalais yi ñu di leen lim ci ay waaraam ñoo bëgg a jël Sénégalais yépp otage ne faw ñu daganal nangam bon man dafa am lu nekk sama jaaxle te yaakaar naa dana jaaxal ku mën ki doon mooy dafa am lu ñu tuddee mahalu jawaas lu dagan ci l'islam lu dagan duñ ko campagnal lu dagan amul campagne comme dafa dagan ci l'islam bu ñu demee ba yegg ci cas sangam ne ba ñu yegsee ci place sangam l'islam may nañu ma def ko lu waa Sénégal li mel na ni loolu la tëral bu ñu demee ba yegg ci cas sangam may nañ ñu def ko ban problème moo xew fi ne ba tax ñu kon jël campagne kon am na leneen lu ne ci gannaaw lu leerul mais bu fekkee ci cas bii rek la moom mel na ne kon Sénégal réglé woon na bu yàgg problème bi ci wàllu médecin yi ci wàllu assemblée ci wàllu diine ji kon is muskila fi problème bi jógee ko kon war nañu wax li xew lan la ndax avortement moo leen tax a jóg wala leneen moo leen tax a jóg tey Ahmed Arouna ma dikkaat ci yow bëggoon nañ nga leeralal ñi ndax ci wàllu l'islam
jigéen am na sañ-sañ ëmb ne sa ëmb bii kat niixuma dama ko war a tuur masalan maag sama papa ko seq wala maag sama bàjj sama nijaay ko seq kon dama war a wàcce ëmb bi ñu war la cee daga layal na la kon am nga ci droit ndax loolu ndax la jigéen am na ci ma fàttali bala nga tontu ne heure bi nga xam ne mbokk yi ñu seetaan ko am lu muy laaj wala ma am lu muy yokk ci lu ñuy wax mën na jokkoo ñun bisimilah. imaam masala boobu dafa yaatu. da nga jël cat li. benn jigéen moo ñëwoon ci yonent bi baayam moo ko indi woon foofu demal ci séere bu tudd Tirmizi sunan Tirmizi. far wu ñëw rek mu dàq. far wu ñëw mu dàq ko. ba baay ji kalaama ko ci yonent bi ne kii nanguwul sëy ndaw si ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam duma dëgg alxayri su dul danga ma wax xàq woon dëkkaale ak sama borom kër yonent bi bu feebaroon fekk bakkan bi dafa nëpp boo ko ñandee mu gaañu mais nga jël sa gémmiñ nga manqal ko ñandaxit ya dëtt defoo xàqam mu ne kon yonent bi sallam du ma sëy bàyyam bugg ko forcé yonent bi sallam bu ko kenn forcé sëy jigéen def koy neex mu def ko su fekkeen mën na maandu yonent bi moom may yonent bi ne laa tukrihuhunna bàyyi leen ko tànk mën na maandu ne amul jëkkër ndax mënul sàmm xaq jëkkër ñaareel bi su fekkente ne nag may nañ ko mu jàpp njaamuram bañ a sëy kon avortement du fa jege ñaareel bi itam dañu ne may nañ ko comme li xawaari ji doon def loolu ci ay julli la tudd nga leen sànq ñoom ñoo doon wax ne laab bi ñu laab ak bañ fay julli di bañ fay julli wala waxtu den paas ku leen takkoon dañu la ne danga may azlu ñoom ñu génne woon loolu xalaat boobu boo tax xalaat bu bon su ko keneen jàppee mën na koo yàq ñooñu moo ñoo indi cosaanu daanika tahdiidu nasli mooy xawaarij ci jullit yu dëng la bàyyee ko lii ma wax demal ci ihya ulumu diini nga koy fekk léegi nag may nañ ko itam kon loolu lañ ko may amaa nag ne dinaa sëy te duma am doom loolu duñ ko may su fekkee mu ngi wér di ko man ndax islaam ci boppam waxoon na ne damay puukare woo xeet woo xamante ne bari na waaye Malik firi na ne suxkan moo ko firi ndax ñi nga xam ne ñoo ñëwoon bëgg a naan ci kaw sara yant bi ne bàyyi leen sama xeet lañu malaaka yi nii ay jubadi lañu yant bi ne suxkan ñooñu bokkuñ ci tiitar bi kon tiitaru islaam mooy ku ñu yar tarbiyatan saxiixatan moom lay tiitaroo damay résumer pour ma ñëw nag tontu li nga wax nag léegi jigéen amu ci droit su fekkente ne hawa nafs la topp loolu moo tax boo demee ci téere bii da nga ci fekk ne bépp jigéen boo xamante ne tuur na biiram te amul njigaru jëkkëram ay baayam ak ay nijaayam dinañu diya doom jooju jox ko jëkkër ji soo demee ci suratul isra wa ahdafiha mais su fekkente ne nag jëkkër ji moo ko digal ñoom ñaar ñépp ci crime bi la ñu bokk loolu moo tax ni ko mbokk yi waxee maa ngi leen di féliciter kon avortement comme ni ko Ghazali génne mu ngi mel ni jiwu boo jihagut ak sulli toobo ak rey gàncax gu ndaw ak xapp gàncax buy dem ba daal di pooso yow béykat nga kon xam nga li ma wax waaye li nga wax de leer na ma trop. wallahi kon loolu waa ji nga xamante ne jihagut
loolu la ndox mi jaxasoogut loolu la xulafaa rashidin wax ne azlu dagan na te muy seen lan muy seen xam-xam ibnu abbas ak ali ibn abi talib jàlle loola ak xulafaa rashidin mais ñoom ñëpp nag ñoo déppoone su ci amee ruu mu di ko génne day fay te encore day kafaara encore bépp jigéen boo xamante ne avorte nga te amuloo illa su fekkente ne seet nga suratul isra wa ahdafiha ak fiqul waadi bii foo jaar di nga kafaara mooy goreel jaam woor ñaari weer yu tegaloo wala nga lexal miskin ya te danañ mot juróom benn fukk te itam kafaara bi day boole xurra te encore da nga koy diya lii lañu wax te ñaareel bi itam wax naa la ne imam Ahmed ma jël ki ci yoon wi ti ñëw allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi kan la lii de mbokk bu ñu wax Mohamed Diallo la. Mohamed Diallo Mohamed fooy wootee Diourbel. Diourbel yow la ñu dégloo ñu ngi lay ziar ñu ngi leen di ziar bu baax di leen gërëm. ok di la ziar yow Cheikh Tidiane bi tey xaas. ok daa mbégte lool ci ni ngay modéré émission bi. ma am njëriñ lool xam naa. Serigne Cheikh waxoon Serigne Moustapha Cissé bu Pire bañ koy nommé ambassade. Serigne Cheikh daf ko waxoon ne ko. ne la wóor ne jënn jëmm juy toogal daara yëpp ci fiñ la nommé la. Serigne Cheikh tegoon ci nag ne nitu daara fépp fu ñu ko teg rek na ko wóor ne du kenn nit a fa toog mbooloo la fa toogal. jàngat boobu nag la ñuy gis ci yow ci daay man ci ni ngay defee débat yi ci émission yi. keroog suñ benn mbokk wootee na Touba di la gërëm bu baax te mu wóor ma ne keroog ci junniy làmmiñ la waxee. ñu ngi la ciy gërëm bu baax ndax débat bi da ngay toujours da ngay indi ay nit ñu wax ne dañuy jàng lu am njëriñ. waaye yu tamit ñu ngi koy modéré am solo ndax te doo dagg xam-xam te doo fenn ci xam-xam it nag. ak bu rëy la wax dëgg na yàlla ñu ngi la ciy gërëm bu baax loolu daal la ñu amoon ci pour jàllale ko. jërëjëf. amul benn émission bu fi jaar te amul yoon ñu ngi lay invité am nañ xam-xam yu tamit macha allah ni nga koy modéré am na njëriñ. jazakumullahu jërëjëf. ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf. jërëjëf yàlla na yàlla boole yiw wi. imam continue nga ne. li ñu bëgg a wax rek mooy jigéen moomul boppam. dafa am kilifa. yàlla moo ci jiitu yéen itam kilifaab la mais borom këram itam kilifaam la. imam xam nga question boobu lu taxul ma laaj ko. déedéet. dama gis comme ñoom dañuy layalee ne ndaw si nga xam ne papaam moo ko tooñ. pour xaaral ma jël ko ci yoon wi ci ñëw allo. waaw imam. waaw mbokk mi. ñu ngi leen di ziar. mbokk mi kan la. dañoo bëgg a leb tur bi nag quoi. mbaa aw yiw ngay wax rek. waaw aw yiw la ñuy wax dafa am laaj bu ñu bëggoon a laajaale aussi. yow la ñu déglu. ñu ngi kontaan loolu ñu ngi déglu émission bi. ok. ñu ngi ziaraale Imam Gueye di Jamra. waaw. di ko wax ne ko kontaan nañ lool ci taxawaayam ci réew mi. ñun nag dafa am benn laaj bu ñu bëggoon a laaj. waaw. parce que man dama nekk sama soxna ñu amoon benn doom loo juróomi at amul doom. waaw. ñu ne woon ba après at yi passé daaw. ñu ne dafa am benn feebar bu mu amee. léegi feebar bi amee ñu ne dafa nekk ci butitu njurukaay bi. ci la quoi. ba ñu koy faj di ko faj. bañ jëlal ko pour opération quoi pour dindi ko. ba semaine bii passé ci lay doog a yëg ni dafa mu am lu mu sentir mu dem def test grossesse ñu ne ko dafa ëmb. mu dem defiwaat échographie ñu confirmer ko ni dafa ëmb. te léegi programme woon nañ pour opération bi. léegi ma ne ko laajal médecin bi ndax buñ opéré ndax ëmb bi du deñ mu laaj ko mu ne ko buñ ko opéré ëmb bi day deñ. léegi ma ne ko déet comme lii kenn yaakaaru ko woon ne mun na ci am médecin bi da ko ne lii xaw na doy waar parce que kenn yaakaarul woon ne. ak feebar bi fi mu nekk ëmb mun na jël ëmb. ma ne ko mu ne ko loolu mbiru yàlla la ma ne ko mbiru yàlla la parce que déjà ñu préparé woon opération yàlla ñëw def lii nii kon sant yàlla. léegi nag mais moom gisagul médecin bi waroon def opération bi gisagu ko. ma ne sëñ bi. yéen opération bi ngeen bëggoon a def pour ndaw si am doom la. allo. ma ne. waaw. opération bi sa soxna waroon def. waaw pour mu am doom la. non feebar bi la ñu waroon a génne. feebar bi waaye d'accord ok. feebar bi la ñu waroon a génne. parce que feebar boobu lañ doon wax ne moo tax mënul am doom.
waaw léegi yàlla def ci kaw bi ñu programmé opération boobu noonu ñu def ne ndekete jël na ëmb. kon feebar bi saafarawu na. ah. ma ne kon kay feebar bi saafarawu na comme feebar bi moo gàllankooroon mu am doom. mais feebar bi mu ngi ci moom ba léegi dañu. parce que benn bul bu ñu war a génneel kyste la. waaw. te léegi nag bu ñu génnee feebar bi. ëmb bi day yàq ëmb bi def na 2 weer ak lu teg. léegi nag médecin bi mujj a gis moom kooku da ko ne. wala au cas où il faut ñu suivre ko à la lettre durant toute la grossesse sinon da koy indil problème. waaw mais nag ki war a def opération moom kooku gisaguñ ko. parce que semaine prochaine lañ programme opération bi ma doon laajte waale aussi loolu lan la ci diine wax comme dafa tombé ak débat bi am ni ma ne xaaru. d'accord waaw d'accord waa nga dëgg sa sañ-sañ la jërëjëf. Ahmed Arona dégg nga kooku lim laajte mais bala ma ñëw ci loolu boo gisee man ma doon posé question bi. xam nga yonent bi ci jamonoom. am na ndaw su ëmboon dikk déclaré na ko damaa ëmb. mais waxul na nañ génn la ci biiram. daf ko wax na ko demal ba am doom. mu am doom dikk na ko am naa doom. mu ne ko demal nga nàmpal ko. mu demal nàmpal ko ba mu xam ne mën naa lekk ñam. mu dem nàmpal ko ba mu ñëw indiwaale bur wan mu jaar étape yu bëri bu ma bañ a guddal bañ a jël temps bi te yéen yéen a waxtu waxtu. dégg nga kon man foofu loolu tax na posé question bu fekkee yonent ki yàlla yónni ci ñun. moo ñu wax ne lii lu araam la. jigéen ji def ko mu jox ko sens mu man daan dem ba imbi pourquoi ñun ñu bëgg a gër ba ëpp yërmande yonent bi xaaral ma jël ki ci yoon mi ci ñëw allo. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam mbokk mi kan la. man la Mansour Deme. Mansour. Deme. Mansour fooy wootee. maa ngi wootee Dakar. Mansour yow la ñuy déglu. mu mel ni ñaari mbir yi taxoon may woote. benn bi ci yow la jëmoon loolu ki njëkkoon a dugg wax na ba pare. am la sante gërëm la wane sa liggéey rafetlu ko lool macha allah. moom noppat na ma ci wàll woowu. bi ci des nag mooy maam Mactar Gueye nii. moom it yàlla na ko yàlla jàppale may ko wér ak wérle mucc ak mucc le dund ak dundule. amiin yaa rabbi. taxawaay bii mu taxaw. yàlla na ko yàlla dolli kattan dolli ko may dolli ko wér ba mu yokk koo taxawee. seetaan naa beneen débat bu bokkul ak bii. waaye macha allah foofu mu jot bi tànkam na ci jot bi ba ilaa yow mi di moom yàlla ak yonent bi ak ñu baax ñu bëgg lu baax la àndal. yàlla na ko yàlla dooleel nag. yow itam nag fa tabaarikallaahu li ma naroon wax ci yow yëpp ci ñëkk a dugg wax na ko. yàlla na yàlla daal dolli leen kattan. ba musiba yii nga xam ne nasaraan yi ñu ngi koy bëgg a indi ci suñu réew mi. yàlla mi nga xam ne dara tawu ko te lépp lu mu fànq mu fànq. yàlla na ko yàlla fànq rek bi jaay dëgg sallallahu alayhi wa sallam. yéen nag yéen a ngi ci béy li ngeen ci war a béy. yàlla na yàlla jàppal leen barkeelal leen bi jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Mansour Deme imam su fekkee seet nga téere bii nga xamante ni moo tudd Fiqhul Waadi. passe bi mën ngeen koo seet ci 461. saraxatan ni nga ko waxee noonu la ko waxee. laa tubaahul ijhaad xasyatal fadiha bi an kaana alhamdu min azina loolu moom la wax. mu ne. du ñu daganal avortement ngir ragal gàcce ci famille bi walla ci ndaw si walla ci xasabam su fekkente ne njaaloo dafa am. mu ne laa tubaahu waaye. li nga xamee moo indi problème bi mooy problème bi il faut nga wax ko mu leer. mooy ki nga xamante ne mooy oustaz Mouhammad Moubarak ci téereem bi nga xamante ne moo tudd nazariyatu darura ash-shar'iyya loolu darura ci boppam comme ni ko mbokk mi waxee. imam am na ko ne ci yoon wi dama jël ko bismillah ci la bokk ñoom ci émission bi lañ bokk. waaw d'accord kon allo priorité seen waxtu la. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam mbokk mi kan la. Cheikh Baye Thiam. Cheikh Baye yow la ñuy déglu. Dakar ñu ngi leen di ziar bu baax Cheikh Tidiane. waaw Thiam. di kontaan ci waxtaan bi. ok. amoon benn laaj rek boo xam ne bëggoon nañu ko dugalal kilifa yooyu toog ci plateau bi. waaw bismillah. mooy lu jëm ci avortement médical ni ngeen waxee ni ñu waxee danger yi ci nekk ak loraange yi nga xam ne moo ci am. dama doon laaj ci lu jëm ci wàllu plan yi parce que façon plan yi nga xam ne itam jigéen ñi ñu ngi koy def. dañ ci gis yu bëri yoo xam ne daanaka bu ci nekk rek médecins yi d'accord nañu wala sage-femme yu bëri d'accord nañu dafa am ay loraange yu ci ne. wàllu woo tamit bëggoon naa ñu leeral ma ci lu ci diina wax ak ci wàllu këru docteur ndax kilifa googu toog doon comme docteur.
ba xam loolu tamit doon na loo xam ne luñ dagana la ci lislaam wala jigéen bi mënees na ko def comme daf ciy jëlee ay loraange tout le temps su ko defee ndax nit a nga koy def am doom jafewaat ci yow nit a nga koy def jëlee ci feebar ak leneen ndax loolu noonu lislaam am na daal lu mu ci leeralal jërëjëf ñu taxoon a jóg ñu bëggoon a laajte loolu jërë ngeen jëf jërëjëf Baye Thiam Imam Ahmed nga tënk te waa ji njëkkoon a woote de laajte soxnaam nga xam ne dafa feebaroon dem feebar bi mooy li ko tere woon a am doom alors léegi ñu waroon ko defal opération ñu jàpp ne opération boobu ñu ngi ko programme ci semaine bii di ñëw finalement diggante mu demaat ci hôpital ñu ne ko dafa jël ëmb mooy laaj nag léegi ndax te wax nañ ko bu ñu ko opéré lim ëmb dafay dañ léegi nu mu war a def dafay opéré pour faj feebar bi lim ëmb dem wala dafay bàyyi continuer léegi da nga ko wax maanaam ki nga xamante ne moo doon rooti far mu taw waaw loolu kay lu muy demati ci àll bi di rooti foofu na taataan benn ñaareel bi ma jël ki ci yoon yow gën ngaa dégg waa ji Cissé bi wolof trop allo allo bisimilah mbokk mi kan la Hassan Cissé Seck Cheikh Hassan ziar lu bëri bëri bi tey alhamdulilah na nga def ñu ngi nii sa invité yooyu noonu Seck docteur ak imam Guèye man xaw ma imam bu sant Guèye fan la am sax imam lay daara la imam du sant Guèye stagiaire la ci imam bi tey bu ma mokkalee ba mu jox ma lijaasa ngeen doog wax imam fi mu ne du ma imam ndongal daara la xam naa daal ca waañ waa kii ba restaurant ma daal mën nañ fa nekk ay imam moom bëri nañ fa lool de imam Guèye ñu ngi nuyuwaale ci Oustaz Harouna Ly waaw mu dir xam naa man fi may duggee ci waxtaan bi gannaaw bu ma ko rafetloo comme ni ko gars yi jiitu rafetloo ci ni nga koy diriger ak li ngay leeral am na point bu am solo boolaal léegi sax moom mooy ñi xeexal combat bi te ne Sénégal lañ koy xeexal te Sénégal yi délégué wuñu leen loolu lu yoon a bàyyi xel la ñaareel ba moom mooy comme ñun am nañu ay référence yu ñu indi ne fii ak fii war nañoo indi seen référence yi fan ak fan la ba xam dina dëppoo ñu li ñu bëgg wala déet waaye li aju ci wàllu avortement médicalisé bi am na ko dugg léegi laajte benn question moom mooy soxnaam si dafa am ngànt ba pare ëmb fekk ko ci kooku dafay dugg ci daruriyaat yi maanaam su fekkee ne dañoo bëgg a def avortement ñu mel nii ñoo war a jóg ñu xool ne kii kat am na ngànt ñu dox ci avortement am waaw waaye nag ñi nga xam ne dara dalul leen lu may inceste mooy li ngay wax léegi gàcce du tax l'islam di faat bakkan mais l'islam li muy faatee bakkan moom mooy loru moo war a am ñaar fukki fan yi ñuy wax ak téeméeri fan ak ñaar fukki yooyu noonu man danaa dégg ñuy wax 120 jours ak yi ci aju man ma ne comme lor dafa war a am rek islam di xool bakkan boo xam ne juddu woon na ba pare di loraate mën nañ ko fi jëlee ngir li muy lor société bi jàng nañ ci l'islam ne kuy def rugg moom mooy muhaaraba ak loolu kooku bu ñu ko jàppee dañ ko war a rey te bakkan bu dund la ki nga xam ne nii dafa nekk zaniya mooy ki njaalo gannaaw ba mu sangewoo comme ki nga doon nettali soxna soosu noonu yeneen bi dafa wax nañ ko teg pen bi kii dund ba pare ñi di ko rey kay ki juddoo gut même su fekkee boo ñëwee subalee judd sax war nañ koo mën a rey su fekkee lor moom lay indi waaye su fekkee lor amul nag moom rey ko day teg ci maanaam bakkan bu ñuy teg ak tooñ bu ñuy tooñ xale bi dafa am benn wax bu am solo bu mos a dégg nga wax jigéen ñi wax ne dañuy xeexal xale yi ñu ne enfant dafa am droit te droit bi ci jiitu moom mooy dafa war a dund waaw léegi nag ki nga xam ne fécondation am na ba mu nekk ci biir war a dund amul benn lor boo xam ne nii mooy am ci yaay ji boo xamee ne jur na ko lu dur nekk nag gàcce mooy am ñu ne kooku nañ ko xañ dundam ndax loo xam ne moom defu ko du bàkkaaram loolu du tooñ yoonam nekku ci de dañ koy tooñ ndax bi nga wax léegi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jigéen ji mu doon dugal ne nañ ko teg pen bi ne na xale bi dund xamoon na ne juddul ci yoon waaye def ne xale bi même bu juddul ci yoon dafa am àq ci dund bàkkaar bi yaay ji la war kon naka yaay ji ëmb ba ëmbam mat mu yóbbu ko nampal ko ba mu fer ñu doo ko teg yaay ji penam moom ñu bàyyi ko mu dund ndax moom dafa ci dara léegi nag su fekkee sukkandiku nañ foofu kon mooy képp ku bëgg a lorati bakkan bu war a juddu ndax ne yaayam jëru ko ci yoon wala mbokkam ak baayam ak yooyu ñun ñu ay baayam kooku la ngay def mooy da ngay yokk mbon googu pour man fexe woon ba yaay bàyyi ju amateeg doomam wala boog rakk ju amateeg sëram wala ku ab inceste ñu teg la peine boo xam ne nii moom moo raw bi ñu teg viol bi ñu doon oote bu yàggul su boobaa dana wàññi loolu noonu mu am ci société bi mu dund moo gën ñu ne kaay leen ñu rayal leen seen doom yi ngeen jur ci lu dul yoon bu ko defee ñu continuer di ko def dañoo wax point boobu rek waaye ñu seen jëkkër yi tukki wala woon nañ ko ci point yi dañoo wax ne xale bu jigéen buy jàng école waaw
léeg-léeg mu jëlee ci ëmb xam nga kooku dañu wax dafay bàyyi jàng ñu ne léegi dañoo war a bàyyi loolu nag xale boobu su bàyyi jàng. nañ fexe ba maanaam dindil ko doomam jooju mu eggali jàngam. ma ne musiba bi day yokk ndax boobaa mooy maître bi kaa leen ëmbal xale yi ñu koy dindi rek muy continuer. jigéen bi jëkkëram tukki ñu ne daf doon fa ba ngànt jot ko ci ñu ne gàcce mën na ko jëfee ñu ne léegi kaay lañ ko dindi ma ne boobu mooy jigéen ñëpp kaay leen ngeen continuer di mooy. su ko defee ñu leen di dimbale ci yoon bi médicalisé bi baat boobu ci boppam moom la ñu war a xoolaat médicalisé moom amul benn problème mu diir. docteur xam ne li may wax médicalisé mooy loo xam ne dafa jaar ci yoon rek médecin bi defar ko. mu bañ a nekk loo xam ne ni maanaam clandestin la wala traditionnel mu lor ko loolu dong mooy médicalisé. waaw ñu war a daggal feebar bu nekk ci yaramam mu jël paaka dagg ko mën naa am tétanos waaye su demee fële ñu piqûre ko anesthésié borom place bi daal di ko désinfecté ba nga xam ne ni loraange amatu ko kooku loolu moo tudd médicalisé. kii jur doom juree ko ci gannaaw garab ga kooku ñu ne ko kaay dem hôpital ñu toll la garab boo turee deret ñu xam nu mu toll su ko defee maanaam li nga ci tuur ñu mën koo génne bu toll la garab jox xale bi garab kooku mooy médicalisé bi. loolu l'islam ba ñu ko ci bu ñu waree dindi doom ji waaye nag cause bi ci lay opposé wu. mooy ne maanaam gàcce moo tax ñu di ko dindi loolu l'islam nangu ko mais su dee loraange la muy feebar bu mu nar a jural yaay ji. te yaay ji ci boppam gën a yeeyu judoogul ci dund dañuy wax ne kon nañ dindi doom ji yaay ji dund. li ma tàmbale woon laay mujjewaat mooy kooku doon laajte soxnaam si am feebar. maanaam yéex naa am doom gëj naa am doom itam mais bu xoolee ne sa doom ji juddoo lor yaay ji su boobaa maanaam mu jéem a dem ñu opéré ko mu faju comme yàlla def na ëmb am mu continué waat xaar beneen moom mooy li ci gën ñu ngi jégalu beneen yoon. jërëjëf Imam Assane Cissé Seck mu doon kenn ci ustaas yi nekk fii ci rajo Dunia Imam Ahmed kon mel na ni yow it wax nga ci tontu boobu kon nga tënk ma jox docteur. parce que li may tënk rek mooy darar. problème bi mu ngi bàyyeekoo ci Mouhamad Ibnul Mubarak. ci kitaab yi nazariyatu darurati. darura mooy luy faat bakkan. comme mar. xiif. loolu mooy darura fa man turra gayra baaxit wala aadin fala isma alayhi amaa nag ragal gàcce du faat bakkan bokku ci du faat bakkan darura toujours mooy luy yóbbu bakkan loolu mooy darura ci alquran ne ku lekkul dee ku naanul dee te loolu kenn du ko werante ma ñëw ci loolu nga xamante ne wax na ko nag moom moo wax ci téeréem bi na jigéen mën na tur biiram su fekkee noobul la te dañ koo forcé te na ko tuur itam avant muy am juróom ñaari semaine mu ne loolu dagan na ci moom waaye mu delluwaat wax ne su fekkente ne nag am na ñeenti weer xaraam na foofu nag la gaañu sa toxlu loolu laa ne nañ ko seet d'accord loolu laa ne nañ ko seet ci paasu 461 ci fiqhul waadi ci juz bi nga xamante ne mooy juz saani bi. tey jërëjëf kon mel na ni kii moo indi lënt. loolu moo indi mbir mi. gaa yi nag ci lënt boobu. dañ profité pour bëgg cee jaar jàll. fàtte nañ nag ñoom ñëpp boole mazahib yëpp nee nañu su fekkee am na ruu ijhaad dag xaraam na xaraama maaliya am na ca. peine am na ca. jërëjëf crime am na ca. docteur ma ñëw ci yow am na ko woote léegi Cheikh Baye Thiam di laajte benn question na ne yow la koy laaj. li ñu tuddee planning familial. mu ne parfois léegi jigéen ñi dañ koy faral di def dafa ànd ak ay conséquences yoo xam ne parfois dana jural jigéen sax mu jógee ko ci dootu am doom mu dog bëggoon ko ci joxal ak leeral. xam nga planning familial dafa ëmb lu bari. mais ku ci nekk noo war a def pour sonn say jur soo demee seet ñoo xam ne seen xam-xam du ci màcc. mun nañ def proposition boo xam ne du la lor kon nag amul rek benn boo xam ne ñëpp moom lañu war a def société am na xeet yoo xam ne ñoom ni ñu koy defee su jigéen ñu amee doom day dem kër waajuram toog fa ñaari at ñetti at xeetu planning familial la après bu soo ko dellu si am na ñoo xam ne pilule lañ jël am na ñoo xam ne jël piqûre bi mais nag kenn warul nag defal sa bopp loolu mooy andi souvent problème bi ku ci nekk soo ko war a def dañ la ko defee su doon mënoo ko def am na loo xam ne mën nañ la ko defal comme jumtukaay mu sori sa jur te du nekk loo xam ne da lay lor sa biir bëgg naa aussi tontu tuuti ci kooku laajte affaire de jabar ji ko war a opéré. waaw d'accord waaw. kooku en général nu mu waxee mbir mi. fibrome la war a nekk. fibrome day nekk donj boo xam ne ci biir bi boo xam ne mun na tere ëmb gaaw mais comme ëmb na waruñu ko dindi
dañu war a topp dañu war a seet ñoo xam ne. waruñu dindi lan waruñu def opération. waruñu def opération bi dañu war a suivre grossesse bi di ko suivre ba nga xam ne egg na foo xam ne xale bi mun na dund su génnee ci biir yaay bi ñu soog ko defal intervention. waay jërëjëf docteur mel na ni li ñu dese ci waxtu bëri yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaane. di am mbégte ci waxtaan yu mel noonu di ñaan yàlla mu bari te ñu koy def bañ a tàyyi parce que sooy xeex loo xam ne da nga ko def ngir yàlla. pour askan bi waroo ci tàyyi lu nekk di nga ko dégg. man dinaa siiwal sama goro bi. lu nekk dinaa dégg lu ñu koy wax. mais continuer rek. lu dagat moom soo koy def yàlla day ànd ak yow. te yàlla moom moo lay aar. continuer ci rek. di aussi remercier yow invitation ak oustaz bi. xam-xam yu muy joxe. di kontaan ci yu mel nii baax na population yu xam parce que suñu xamee rek mun a tànn. te luñ ci jublu ñu yëpp mooy loo xam ne day njëriñ population yi. kon nag waruñu leen nëbb dara. dama wax toujours sooy defal ñu dara. lu mu ci nekk même ci mbiru jong yi danaa ko wax. ma ne na nga bàyyi nit ki wax ko li am yëpp mu soog a tànnal boppam. mais bu ko ne lii baaxul parce que day andi lii alors que mun na bañ a nekk dëgg. tey jërëjëf Mame Makhtar yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay tàggatoo rek mooy dellu di naxarlu rek lii mouvement féministe yi propagandal avortement. continuer di utiliser expression bii ñu jàpp taaral ko. tuddee ko avortement médicalisé. oustaz. fan nga may sa gis avorteur buy avorté ak marteau tenaille ak pince ñoom ñëpp a bokk jumtuwaay yi. tous les avortements sont des avortements médicalisés xanaa dafay clandestin mbaa mu légal. waaye yëpp c'est médicalisé nañu bàyyi di nax nit ñi ak di leen tuur lëndëm naan c'est médicalisé avorteur bay nëbbatu ca kii ba ak ku officiel ka nga xam ne état moo ko autorisé ndax grossesse bi xëy na mën na yóbbu bakkenu ndaw si ñoom ñëpp ñoo bokk jumtuwaay yi tous les avortements sont médicalisés dafa am bu clandestin ak bu légal alors léegi. ñu ngi delluwaat soññ président Macky Sall ndax defoon nañu tournée daaw Touba Tivaouane Ndiassane alerté leen parce que xaw nañu nax yenn kilifa diine yi ndax ñoom dañ fa demoon mouvement féministe yi. di leen gëm loolu amul. ñu dem daj yëpp dindi ko yëpp indi ay document wan leen xamal leen ne c'est un agenda maçonnique firnde bi ma ciy joxe. mooy Daniel Keller bi nga xam ne c'est le grand patron du Grand Orient de France. keroog dafa woo télévision yëpp française yi ànd ak ñoom ñu ne ko foo jëm mu ne maa nga jëm ca kër Simone Veil c'était en 2016 lu xew ñu ne dañ koy jox raaya ba gën a rëy ca raaya franc-maçon yi lu ko waral mu ne ñëw leen di ngeen dégg la muy wax ba mu ñëwee mu jàkkaarloog ndaw si ak njabootam nee ko kuréelu franc-maçon France ñoo ñëw di la delloo njukkal ndax dafa am jéego bu am solo boo ñu defal boo xam ne dafa bokk ci suñu agenda ak suñu projet de société mooy que en 75 en tant que ministre de la santé yow Simone Veil yaa dugaloon assemblée nationale benn projet de loi ñu daganal avortement. jërëjëf alors léegi nag ñu ñaan këru diine yi. ñu taxawaay ba ñu taxawoon en 2016. et à cet égard ñu ngi jox mention spéciale Thierno Madani seeti woon nañ ko. waaye daf fa jógee def xutba bu tàng jër avertir féministes yi sëñ Abdou Aziz Al Amine feelu ko. ñu ngi ñaan xutba yi na yokk ci jàkk yi ndax lii ñu fi bëgg a dugal. barka démb dañu ne dañu bëgg a daganal ngóor jigéen ñu ne deetuwaay ñu ne léegi dañu bëgg a daganal yàq biir ñu ne deetuwaay Seydi Gassama jóg démb ne nañu daganal yamba ma ne xanaa axiru zaman mooy bëgg a wàcc. jërëjëf Mame Makhtar boobu lañ fi doon xaar c'est Imam Ahmed yan kàddu ngay tàggatoo. xam naa li ngay wax rek mooy ne. ni ko mbokk mi waxee rek laay koy waxee. planique famille moo koy def. mais ñuy doxantu duñ koy def kon ku ne planning familial dagan na ci famille nga ko wax mooy ñaari way dencante yoo xamante ni am nañu illa ci loola soxla nañu loola loolu la ku ne dagan na lool nga ca jublu mais ñuy doxantu di planning loolu musiba la kon maa ngi lay sant di la gërëm di léegal sama nuyoo sëriñ Bayel Sow mi ma jàngal baate baxuma ba tey dafa am gàmmo goo xamante ni ñu ngi ko war a def ci weer wii nga xamante ni moom la ñu jégmal muy février fukki fan ak juróom ñu dal ci woo sëñ Habib si moom sëñ Mansour si ci ndigalu xalifa bi moo ñu koy defal ak magam ñu ciy woo mboolem koy wax ashhadu an laa ilaha illallah maa ngi gërëm itam sama sëriñ Alhaji Moustapha Guèye
lépp loo xamante ne maa ngi koy baxsu orientation yi moo ma koy jox te mu ma koy defal lu war a tolloog fanweeri at ci ren kon maa ngi ko ciy sant di ko gërëm kon nag li may wax rek mooy ne ñun itam sant nañu gërëm suñu peuple ak suñuy député ak suñuy médecin ndax ñoom ñëpp ànduñu mànkoo ci caaxaan wallahi am na ñoo xamante ne dëgg ñooñu ko gën a bëgg kon suñuy député ci la bokk suñu gouvernement ci la bokk kon nag dëkk bu Seydil Hadji Malick def nii Maam Bamba def nii kon ala kulli haal kon mérito nañu ñii nekk seeni kilifa kon maa ngi lay sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex ma rafeteeku ni lu ci manqué ci matta di ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen di koy jéggalu ñoo ngi dellu gërëm suñu médecin bi Saliou Guindo di ko ñaanu yàlla tawfiq di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def ci misaani asanaat yi di gërëm imam Ahmed Arouna Li di ko ñaanal yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def ci misaani asanaat yi di gërëm maam Mokhtar Gueye wala imam Mokhtar doonte Assane Cissé mi ngi am di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def ci misaani asanaat yi di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci bi jaamu yàlla mën ko seetaan ñi ngi ñaan yàlla boole ñëw yow yiw bi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox daje ajjuma bii di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu طفلي حبيبي سناه